bu fekkee ne daa am artistes yi nga xamante ne dañuy yëngu si li ñu naan théâtre te xamuñu journée mondiale lu théâtre wax dëgg fa neex yàlla day xaw a bon man personnellement daf may xaw a jaaxal ndax si man art booy yëngu bu nekk rek ak liggéey booy yëngu rawatina mu am chance am liggéey boo xamante ne am na date bu ñu koy célébrer si man bépp artiste wala bépp artiste comédien war na koo xam ndax artiste la ndax événement la boo xamante ne képp kuy artiste comédien dañ koy célébrer dañ koy màggal. D'habitude on fait tout le temps on le célèbre tout le temps mais dafa am jour boo xamante ne c'est spécial muy le 27 mars si man comédien bu ne rek war na koo xam te comédien bu ne war na ko fêter à sa manière aussi. waaw ñooñu moom daanaka mën nañ sax ci forme théâtre lañ nekk nii mais journée mondiale du théâtre àddunaa koy fêter képp ku nekk ci théâtre ku ne rek journée mondiale du théâtre mooy anniversaire boo xamante ne kuy artiste waroo koo fàtte man nag saa yu ñëwaat lu ma jàpp dama ko bàyyi ni may waxee yow ne wéeru ma dama amee genou mais dama dem ba ma ko déggee laa ni damay bàyyi lépp ñëw yàlla xam te damaa yor malaat kër ga sama papa mais dama ne damay bàyyi lépp ñëw ndax journée mondiale di théâtre jaral na ma ko ndax amuñu benn bis bu dul bii ku nekk ak sa bis bii moom ñun ñoo ko ñu artiste comédiens yi. waaw ñooñu ci li ma gis nga wax théâtre dafa yomb man artiste laa nga wax ko dafa yomb parce que tey man mun naa toog wax artiste laa keneen toog wax artiste laa te jëfewuñ ko wax artiste laa kese dafa yomb nit mun nga ko wax artiste laa te doo jëfe artiste te théâtre nga baal ma ci wax ji du wax lu amul théâtre boo ci nekkee moom ci boppam da lay xëcc ci boppam parce que normalul lu toll ni journée mondiale du théâtre ku ne xam ne at bi ñun artistes yi benn yoon rek lañ moom muy journée mondiale du théâtre moom rek lañ moom ci benn at bi kon loolu man jàpp naa ne artiste dëgg war ko mun a fàtte war nga ko mun a def sa xol def ko sa xel def ko ci sa yaram comme ni nga ne artiste la ba yëg ko ba di ko liggéey loolu dafa war a mun a nekk ci yow ba doo ko fàtte loolu nit waru ko fàtte parce que benn jour la ci at bi kon man gëw ma ne nit na artiste la ba pare nga ne da ngay fàtte journée mondiale non d'accord ma loolu. est-ce que kooku artiste la est-ce que kooku comédien la parce que dama jàpp ne bu ñu nee journée mondiale du théâtre képp kuy artiste war nga koo yëg parce que ñun bis bii rek lañ am mooy suñu indépendant comme li ma waxoon ñun lii lañ am lii mooy suñu fête lii mooy suñu tabaski lii mooy suñu korité ci man lii mooy suñu tabaski lii mooy suñu korité ñun bis bii lañ am dëgg yàlla. waaw xam nga farataal journée bi day fekk nit ñu ko tee di ndox mi fa nga xuus rek fa la mën a yem. ndox mi fa nga xuus rek fa la mën a yem. ndox mi fa nga xuus rek fa la mën a yem. waaw wax si ñi nga xamante ne xëy na peut-être yenn activités yi dina am te duñ ko yëg man dama jàpp ne nit bu nekkee si dara di ko def donc non seulement war na essayer aussi di dem vers l'information mais en même temps aussi war na di def liggéey boo xamante ne dina mën a def le tout ba nit ñi ñëw mën di gis liggéeyam parce que lépp lu ñuy wax rek mooy que ni lu si nekk yow yaa ko mën a jëmmal te jëmmal boobu nag dafay bokk si lépp loo xam ne ñu ngi koy def te mu doon li nga xam ne yow sa yëf la kenn warul si jiitu donc ce qui veut dire que encore une fois nañuy essayer aussi di dem vers l'information dañuy dem aussi vers l'information. en tout cas di ñaaxaat ñëpp ak fu waay mënti nekk muy jéem a dem vers aussi vers l'information. waaw journée mondiale du théâtre mooy bés bi nga xamante ni dañ koy jagleel ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu théâtre te dafa nekk loo xam ne c'est au niveau mondial maanaam adduna bi ñëpp ñoo koy féete maanaam suñu bés la bés la boo xam ne ñun ci la ñuy féete ci la ñuy waxtaan ci la ñuy échange ci la ñuy adduna bi yëpp bokk defandoo li nga xamante ni lépp mooy théâtre aussi ci bés boobu tamit am na benn bataaxal boo xamante ne dañuy tànn kenn ci àdduna bi koo xamante ne moom mooy bind bataaxal boobu su ko defee ñu liir ko fépp ci théâtre ci journée bi. waaw théâtre moom journée mondiale du théâtre moom ku nekk dama ko mën a féetee loolu amul problème mu bañ ñu yëg ko mu ñàkk ko yëg moo defee ko fa mu ko mën defee benn la ñun tey fi ñu toll nii pour man c'est l'ensemble des petites victoires qui fera une grande victoire tey victoire Pikine waa Guédiawaye organisé ñeneen organisé kenn toog këram defal boppam théâtre ak ay doomam c'est une fête ku nekk parce que ñun ay artistes la te ñoo libre donc gisuma benn lu ci ñaaw. damay faral di wax ni la barigo ci jotaay buñ ko defee diwtiir ba mu fees lu ca ne pëndax comme lu ca daanu moom day taq rib mais la wër barigo bi yëpp ku nekk na am lu ci tis ku nekk li la tis ci barigo ba lu toll noonu nga ciy am wax jee fi nekk ak riirandoo bi rek kenn ku ci nekk la toll ne la dal lu toll noonu nga cay am
on fait du théâtre homme de théâtre yi waruñu tendance ci seen biir théâtre la ñuy def ñoo bokk métier ñoo war a xeexandoo. mu ne am na ñoo xam te nekkoon nañ ci théâtre bi te journée mondiale bi fekku leen fi maanaam bàyyi nañ ñii ñu ngi ci leneen loolu damay wax ni ci sama gis-gis bu gàttan laay waxee théâtre day segg lu ci bokkul doo ci yàgg day segg su fekkee da ngaa ñëw te théâtre rek tax laa jóg non da ngay avancer lu ci bokk da nga koy fekkee mais bu fekkee nag da ngaa ñëw leneen indi la non da lay segg da lay teggi teg la ne théâtre lu bon bokkul ci moom lu bon bokkul ci théâtre day segg chaque année day segg génne ñi nga xamante ne bokkuñu ci ña ca bokk mu téye leen. damay lancer benn appel nañu bàyyi Canal Culture xel ndax kuy roote tamit tànk yu tooy rek nga ciy jëlee doo am ndox. def ma lu la neex rey ma defal lu la saf mais sama doom doo ko laal ren ma ma gënal li may dund dafa doy mais lan la ren ma. merci aussi Canal Culture ci taxaw bi ndax Moussa aussi membre la moom it comédien la derrière caméra bi la des mais comédien bu mag la macha allah ndax moom bokkoon na ci ñu représenté Dakar au niveau du FESNAC 2015 donc moom artiste bu mag la mais dafa làqatu ci ginnaaw caméra bi kon Canal Culture merci ci kanam et on est avec vous lépp culture la parce que dañuy wax le théâtre c'est la culture du corps la culture du cœur et la culture de l'esprit.